tey jii bu ngeen gisee exceptionnellement ma ñëw taxaw ci seen kanam ngir gënaat leen leeral jox ay tegtal ak ay éclaircissement si loi bu bon lii nga xamee ne mi ngi jaar assemblée nationale tey jii dama bëgg rek bu ñu ci paree kenn suñu mu bañ a doon kumpa si yow que personne n'ignore le contenu et la portée de la loi. am na ci loo xamee nag foog ñu wax leen ko ndax nee nañu loi bi 2016 déjà voté woon nañ ko assemblée nationale dañoo ñëw rek pour yaatal mais déjà ci atum 2016 boobu ñuy wax ni voté woon nañ ko bare na ay nit yoo xamee ni ci biir réew mi ay kuréel yoo xamee ni peut-être d'accord nañu ñoom d'accorduñu ñoom mais ñu ngi yëngatu ci àq ak yelleef doomu aadama mel na Amnesty International waxoon na si jamono yooyu ñu ne attention de loi bii ngeen bëgg a voté ni da ngeen ciy xeex terrorisme loi la boo xamee ni day xañ doomu aadama yi seen liberté day tax bu ëllëgee droit yi nga xamee ni constitution wu Sénégal daf ko jox citoyen bi droit yooyu mën na ko ñàkk. loolu aussi mu doon alerte bu am solo ndax dama fësaloon jamono yooyu ni loi bii nga xam ne ñu ngi koy indi assemblée nationale ci atum 2016 nekk na loi boo xamee ni bu ambigu la maanaam loi bu lënt la loi la boo xamee ne amul benn leeraange loi la boo xamee ne am na ay jafe-jafe yu bare yoo xamee ni mën na ko indi ci li nga xamee ni mooy disposition interne yu ñu am ci àq ak yelleefi doomu aadama yi ak disposition yi nga xamee ne ay convention internationale yi yóbbu nañ fa. tey jii nag même gouvernement dellu siwaat na nee naa day yaatal loi boobu waaye contexte bi dafa am solo lool. ban contexte la ñu nekk contexte boo xamee ni depuis que Macky Sall nekk ci bopp réew mi bañoon ni dootul wàññati mandat am day yeggale juróom-ñaari at yi alors que dafa promettroon Sénégalais yi ni juróomi at lay def seetlu nañu depuis loolu daf koy accompagner ak ay stratégie maanaam ay pexe yu bare yoo xamee ni finalité bi du dara lu dul rek jox ko ngañaay lu yomb jëm ci bépp élection boo xamee ni dem na ci boolekaat tamit élection boo xamee ni jaaxal na ko mu dàq ka dàq boo xamee ni kenn du xam kañ la fan la ak nan lay def 2021 te élection locale yi mi ngi waroon am depuis 2019 ñaari atam yu tegee gi yoo xam ne collectivité territoriale yi nekk ci réew mi yëpp légalité bi ñu war a am ak taxawaay bi ñu am manqué na bu baax a baax muy benn. gis ngeen ni pour mu dem ci élection présidentielle yi jël na ay candidats bundu xataan leen jël loi bu bon ñu koy wax loi wu parrainage indi ko assemblée nationale ba mu ñëwee ci jamono yooyu bu ngeen fàttalikoo yéen sénégalais yi maa ngi leen di wax ni loi bu bon mooy loi boo xamee ni day rompre équilibre yi nga xamee ni loi bu am maanaa dana ko am loi bu am maanaa day nekk de portée générale maanaam du am genn secte te du ciblé benn doomu aadama te ñun ñëpp xamoon nañ ni loi boobu ñuy wax loi parrainage lenn rek a taxoon jóg muy intérêt Macky Sall ña mu ciblé woon mooy képp koo xamee ni candidat nga bu contre Macky Sall. à la fin ak complicité wu conseil constitutionnel ñi mu bëggoon dàq ci élection présidentielle yëpp dàq na leen ci bàyyi ñi nga xamee ni jàpp nañu bu demee ñoom ci élection ya dafay am gañaay bi yomb et gis nañu résultat yi bi élection yi génnee li ñu njëkk a feesal mooy ni ñaari sénégalais yoo gis kenn ki àndul ak ñoom diggante boobu laa waxoon ni Macky Sall mii de su ngeen ko bàyyee fii ba ñuy dem 2014 dootu fi indeeti benn élection te comme war na benn fas mooy ku ko jaaxal sàkkal la pexe bu yeboo ngeen wàcc seen bopp xëy na loolu moo tax mu singali Ousmane Sonko ba jafe-jafe yu fekk kasi ba ñu dund mois de mars boo xamee ni mois de mars bu tar la ay doom deesi lu mat fukk ak ñett te kenn bëggul Sénégal ñuy tuur deretam kenn bëggul doomu Sénégal ñu koy gund xataal di ko dóor wala di ko gaañ wala di ko rey ci lenn lu mu mën a doon surtout bu fekkente ni dafa jëm ci wàllu élection te en 2011 il y a 10 ans de cela ñun ak yéen ñu àndoon xeex bu matale xeex boo xamee ni dëgg-dëgg bañ ca paree la ñu jàppoon ni Sénégal day nekk état de droit nekk réewum démocratie malheureusement tey jii fukki at après bis bu nekk ñu ngi jàng ni mosatuñu nekk ci démocratie bis bu nekk ñu ngi jàng ni ci réewu jaay doole réewu tappale réewu fooy alalu réew mi réewu déséquilibre ak réewu parparloo maanaam ku fareeg ñoom nekk ci jàmm ku leen contre nekk ci fitna te boo moytuwulee presque la ngay nekk kaso mooy gën a yomb foofu la ngay nekk sa biir kër. et je pense que ni loolu aussi dafa am solo lool comme stratégie ñu war ko mën a ràññee ñun sénégalais yi xam kan la ñu seqal mbir mi
en procédure d'urgence nag la indi ci assemblée nationale benn loi boo xamee ni moom la leen wax ni 2016 jaaroon na fi 2016 am na ay société civile yu ko càmbaroon génne si lu ñuul yi nga xamee ni moom la ñuy dénoncé tey contexte bi nag jël nañu ay tuuma yu jeex gàll ko opposition bi ku leen fi jaaxal ku nekk am nga fitna am nga jafe-jafe am nga coono te wax naa leen léegi soo mujjulee kaso wala sa dossier yàqu rek ba dootoo bokkat si benn élection moom la ñuy buggee kon nag stratégie boobu moom la ñuy continuer te bu du woon mars bi liñ ci dund amaana kon du ñu mos a am ay promesses yu def ay élection locale ci atum 2022 te ba léegi tey jii li mu gën a bëgg mooy yóbbu na élection locale yi 2022 pour am possibilité ñu bañ a def ay législative ci atum 2022 boobu kon dimbali nañu kenn si ñun pour moom en retour mu mën ñu dimbali saxal ñu reddition des comptes def si réew mi une gestion sobre et vertueuse jël alalu réew mi ak mbiru réew mi yëkkati ko ba mu kawee foofu alalu parti ak mbiru parti ak parparloo biir kër yooyu yëpp nag yàq na ko tasaare na ko ba Sénégal tey jii kenn mënatul xam ci lan la ñu nekk loi bi nag lu tax mu bon daf koy permettre mu cibler lii nga xamee ne moom la ñuy tuddee terrorisme nga xamee ne foo ko tuddee si àddina ñëpp xippi seen bët di seetaan te ci kaw terrorisme koo si jàpp tëj ko tëj yu metti kenn du wax dara ndax dañ naan terroriste mooy ennemi àddina yëpp moom tamit ci xelam ak xel moo xamee ne xel du rabat jàmm mu bëgg nag assimiler képp koo xamee ne contre nga ko képp koo xamee ne ànduloo moom mu bëgg ba ñuy gisee la ci kanamu askan wi wala gis la ci kanamu àddina ne yow mii de terroriste nga yow mii de kon mën nañ dem méngale ñooñu nga xam ne dañuy kalaate ay bomb pour tas te réew yëpp bi ñuy jànkoonteeg terroriste dañu indi ay loi d'exception loi d'exception mooy ay loi yoo xamee ni la plupart du temps dañ koy dikk ak jamono boo xamee ne bu ko weesoo soit dañ koy réviser wala ñu abrogé ko loi d'exception yooyu boo demee États-Unis moom la ñuy wax Patriot Act boo demee France am na fa donc loi yooyu day permettre gouvernement yi ñu adapté wu ak terroristes yi seen système pour mën leen xeex bu efficace mais waru ñoo jaawale Sénégal yi ñu ay terroristes te mënuñoo nangu am président de la République mu bëgg jàppe képp koo xamee ne contre nga ko wala képp koo xamee ne da ngay ñaxtu wala képp koo xamee ne am nga lu la naqari réew mi nga bëgg ko fësal mu bëgg la daal di muur malaanu terroriste boobu pour mën def ci yow loo xamee ni bu ko defee communauté internationale bi du kaas doo am ku la jàppale ndax dinaan diw moomu de terroriste rek la dina ko mën a permettre mu yàq alal ji dina ko mën a permettre mu yàq alal ji dina ko mën a permettre mu jël alalu jaamur saisir ko dina ko mën a permettre mu tas parti jaamur dina ko mën a permettre mu condamné ni diiru dundam maanaam képp koo xamee ni manifesté nga moo xamee ni ki sa coobare la ay nit gaañu wala gaañuwuñu fa si sa coobare la ay matériel bu état moom wala bu ay jaamur moom yàqu fa wala du sa coobare moo xam ndigam am na loo xamee ni ay destruction la wala loo xamee ne ay mbooloo yu dajaloo la di jëf bi naka su dul noonu di sàcc lu demee noonu loolee lépp mun na doon prétexte ci loi bii ñu voté pour que moom Macky Sall mu fekk ab jaambur ci biir këram teg ci loxo ba pare condamné ko diiru dundam yàq ay situation électorale am génn ko ci élection yi ba pare éliminer ko définitivement li tax ma leen di woo pour ngeen saisir opportunité bi pour ngeen ràññee ngeen xàmmee ndax ñun ak Macky Sall Sénégal ak Macky Sall dañu am ay rendez-vous yu bare yoo xamante dañ ko seex wax naa leen léegi bi muy wax loi parrainage bi dafa ne woon dafay approfondir démocratie day tax candidat yi si amul benn solo génn ci waaye ñun ñëpp xamoon na ni ay acteurs politiques la doon visé te finalité ba mooy éliminer na acteurs politiques yooyu tey jii bi ñu tiitee ci événement mars yi gis réew mi ni mu doxee gis coono yeeg jafe-jafe yi mu àndal gis fipp gi Sénégalais yi fippu mu ne nag kon nag attention gars yii nag xam naa fan la njëloon ñoom il faut que ma teg jaasi ngelaw ci seen ndodd yi ba nga xamee ne ku fi yëngooti rek bala nga naan naam sax ma dagg sa baat te kenn du xam fan laa jaar ak yow lii mooy soloy loi bi mais loi bi li tax mu gën a bon mooy que ni day tax kenn dootu fi doon sénégalais ndax ab citoyen mooy doomu Sénégal bi nga xamee ni dafay am sañ-sañam am ay àqam am ay yelleefam am ay droit wam maanaam mën a kaas su fekkee li mu gis neexu ko mën a marche bu fekkee li mu gis neexu ko mën a dajaloo bu fekkente ni li mu gis neexu ko mën a dem mën a dellu si mën ni waaw mën ni déet yooyu yëpp loi bu bees bii da koy tere ndax lan
ndax buggatul ci réew mi mu am pluralisme démocratique mu am une expression plurielle que nit ñi mën a natt politique publique yi muy def bu ñu gisee ñu def alal réew mi fu amul benn njëriñ ñu dénoncé que yooyu la ñuy dafay jeex takk. C'est pourquoi cette loi-ci li tax mu yées li tax mu bon mooy day fekk ay jàmbur ay nit yu moom seen bopp ay citoyens dignes ay nit ñoo xamee ne dañoo xeexaat jamono def ci sacrifice yu dul jeex ay bakkan yu bari rot si moom mu ñëw rek tey jii proclamé ni gor yooyu démb dootuñu ay gor ay jaam lañu ndax jaam moo ko xam ne dafa nekk ci loxo jàmbur kookee moo am droit de vie ak droit de mort ci moom moo am droit de liberté ak droit de restriction de liberté moo am ci yóbbu ko ci prison wala bàyyi ko muy dox kooku régime bu mel noonu moom la Macky Sall sànni si biir réew mi bàyyiwul sëriñ nag ndax léegi ab sëriñ mën nañ ko yóbbu ngay xalif généraux wala ngay bañ xalif généraux mën nañ la déglu mën nañ la yóbbu sa biir kër mën nañ la topp say déplacement la nga denc ak say bëkk nag di ko wax mën nañ ko déglu ba xam mooy lan denc ko mën nañu xool sa téléphone mën nañu xool say email maanaam sa dara dootul kumbaati la taxoon démb ab citoyen mën doon citoyen ab jaambur mën doon jaambur loolu la ñu xotti tey jii taqale ko ak doomu aadama bi il suffit rek que mu ne diw de Massamba day dafay ñoo njort nañu day def affaire terrorisme kon loi yi yëpp day daal di dagan si moom. waa ban réew la ñu jëm bu fekkente ne ñu ëpp am solo si ñun protéger tuñu leen bu fekkente ni constitution wu Sénégal mënatul protéger Sénégalais bi contre ay dérives pouvoir yi bu fekkente ni àq ak yelleefi doomu aadama yi ngay kilifa ga gën a mag ak ngay citoyen ba gën a néew doole yéen ñëpp yéen ci bokk yam ku mu ci bëgg toroxal dina la toroxal ku mu si bëgg xoñ wuññi sa sutura dina ko wuññi sa sutura ku mu si bëgg a tëj dina la tëj ku mu si bëgg a tëj aussi sa giiru dund dina la si tëj te kenn du ci mën dara ndax ay ndawam ya nekk assemblée nationale te tippewuñu réew mi toppatoowu ñi askan wi dund naqaru nit ñeeg coono nit ñi intéressé wu leen ñooñu lu fa ñëw lu nekk jóge ca Macky Sall danañ ko boteel amul sëriñ laa ni amul taalibe amul jaambur ñun ñëpp la interpellé ndax ñun ñëpp la concerné réew mii ñu bokk nag dafa war a signifier ni loi yi dafa war a dimbali doomu aadama yi beneen bi tax ngeen xam ne loi bi baaxul xam ngeen ne àddina kenn du fi taxaw kenn saxu fi ku fi ñëw di nga dem ku fi yor nguur tamit bis dina ñëw nga ñàkk nguur googu imagine leen rek en 2014 ak loi bu mel ni Macky Sall ñu daaneel ko bu fekkee nguur dafa ñëw te changé wul disposition wu loi yi mën na leen topp ci xeetu blanchiment d'argent mën na leen topp ci bépp taxawaay ndax ñoom jël nañu alalu réew mi joo xamee ni seen salaire mayu leen ko muy enrichissement boo xamee ni sans raison te enrichissement sans raison boobu mën na doon prétexte n'importe quel juge wala n'importe quel procureur mu ne comme c'est de l'argent sale boo xamee ni kenn xamul origine am certainement argent wu terroriste la te en ce moment là ñoom ñiy voté loi bi ñoom député yi ñoom ministre de la justice ñoom ministre yi nekk ci gouvernement bi ñoom ministre de l'intérieur moom Macky Sall ak yi waa këram mën nañ leen a topp ci loi bii nga xam ne ñoom ñoo ko voté nangu seeni alal yépp tëj leen seen giiru dund te du am benn avocat bu teew benn procès équitable bu tam te du ñu taxaw fenn di ko layoo kon gis ngeen ni loi bii kon baaxul même ñi koy def tey jii di ko def ngir seen intérêt yi tey bu ëllëgee loi bi mën na wëlbatiku si ñoom doon musiba ci seen kaw ndax tey jii loi wu CREI yi ba mu amee si jamonoy Abdou Diouf bu ko Abdoulaye Wade abrogé woon kon xëy na Karim Wade du jaar ci CREI yi moo tax lu bon baaxul lu bon jarul saxal ndax Sëriñ Tuubaa dafa ni lu bon lu mu tuuti tuuti di jarte xeet ndax dina indi lu bon lu dul jeex ba yomal qiyam tey jii loi bi loi bu bon la jarul xeet ndax porteem fu ngeen ko natt weesu na ko conséquence am fu ngeen ko natt weesu na ko ndax ñii fi nekk fii di voter loi bi bu ëllëgee dootuñu nekk ci pouvoir dootuñu am majorité ay simple citoyen la ñu doon ay certainement ay opposants la ñuy mujj waaw ku jëlaat ku leen delloo seen loi ñoom doo leen xañ seen liberté doo leen tëj seen giiru dund doo leen dugal ci injustice boo xamee ni ñoom ci seen bopp ñooy cause bi parce que ñoom ñoo tey jii ngir tappale ak jàngale ak bëgg lu yomb ak jéem a seet ñu tas xiirale opposition bi ñoo voté loi bi kon jàpp leen ni loi ngi boo xam ne daal bu saxee ci réew mi mën a génn war nañoo jàpp ni nekkatuñu ci démocratie
man ak yéen war nañoo nangu ni Macky Sall mooy suñu buur ñun ay dak lañu yoo xamee ni lu ko neex mën na ko def ak fu mu ko neexee te loolu jëmul kër ndax am réew am réew dañ koy tabax ci yemale doomu aadama yi am réew dañ koy tabax ci loo xamee ni mooy mucc ndax lii day amul mucc baaxul ci nii baaxul ci nale baaxul ci benn doomu aadama même nguur bi nga xamee ne moo ko sookitee ji baaxul ci moom ndax boo xoolee ni bu ëllëgee dinañu def opposition kon nga xamee ne loi bi yées la kon nag li ñuy def xam leen ni loi bi dara tax koo jóg lu dul traquer opposant yi xeex leen yóbbu leen kaso tas seeni parti li ko tax a jóg aussi mooy doomu aadama yi nekk si biir réew mi mooy mool bi nga xamee ne depuis 1900 ba xa ñett ñu ngi koy proposé ni ko dañ ko defal bëlam te defuñu ko bis bu ñu jógaatee di xeex bu ñu leen ca jàppee mën na leen tëj ay ati kaso yu bare ba tëj leen ay seen giiru dund bu fekkee ay bakkan rot na si wala ay jafe-jafe yu mag am na ci doomu aadama yi nekk ci biir réew mi nga xamee ni seeni maire yi dañuy saax-saaxee seeni suuf bu ñu gisee seen suuf ñu ne kenn du ko jël wala ñu fekk la si kër yi yëkkati la fas yéene ko daaneel boo génnee si biir mi boo génnee ci mbedd mi di ñaxtu bu ca amee ñooñ ba ca génn mën nga tëdd kaso seen giiru dund waaw ndax ñun dañoo war a nekk ensemble nekk ci Sénégal di am ay loi yoo xamee ni dafay nekk ay loi assassine ay loi yoo xamee ni loi de liberté civique lay doon ay loi yoo xam ne au lieu mu dem xeexi terroriste déedéet xeexatul terroriste mais citoyen bii daw àqam ki yellefam yi nga xamee ni constitution wu Sénégal moo ko may ci préambule am may ko ci titre 2 am may ko ci titre 5 am moom la loi bi di viser te man xawma ban réew mooy sàggan ba une loi ordinaire di ëpp doole une loi constitutionnelle. Cette loi porte atteinte à nos libertés fondamentales, cette loi porte atteinte à la démocratie sénégalaise, cette loi porte atteinte à l'état de droit, elle consacre la mainmise d'un pouvoir autocratique qui veut gouverner le Sénégal sous une dictature impitoyable. Et vous êtes, vous et nous sommes tous interprétés. Et maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen